ma nga kontaan ci teew fii ci waxtu wi di leen nuyu bu baax a baax te leen di ziar ñu àndal rek waxtaanee actualité li ci gën a fës ci bés bi di ngeen ko am ak xibaar yi ak rédaction bi ci kanam journal wolof wala français ñaar yëpp di ngeen ko am ñu waxtaanee it feebar bi ak xeex gi fu mu ci toll li nga xamante ne moo di fonds force Covid 19 di nga fonds bi nga xamante ne njiitu réew mi lancé woon na ko fan yee weesu ngir woote nag nit ñi dugal ci seen koppar ñu am yéene dajale li nga xamante ne moo di 1000 milliards ci suñuy koppar lépp ngir xeex feebar bii di coronavirus dañ ci teewlu ki nga xamante ne moo di docteur Cheikh Tidiane Dièye bu plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg bu teewee rek ñu gën a yaatal gannaaw 20h bi li nga xamante ne junj naa ko léegi nii leneen ni di ay yeeg tere yi bu kenn doxantu bu kenn génn bu kenn dem ci biti ci yenn waxtu yi loolu nag gouverneur de Dakar génn na ci li nga xamante ne moo di ab communiqué lu yàggul dara moom it gën a dëgëral mesures yi nga xamante ne njiitu réew mi dal na ko moo tax tey à travers le ministère de l'intérieur moo tax tey ñu dalal nag Alhassane Sall di gouverneur bu Ndakaaru c'est le gouverneur dalal jàmm ci plateau. jërëjëf asalaamaaleykum waa TFM yëpp maa ngi nuyu aussi Sénégal yëpp. jërëjëf dinañ ñëwaat ci moom ñuy ànd ak Papa Djibril Fall Papa maa ngi lay ziar. Aram maa ngi lay dellu ziar di nuyu kilifa gi ñuy àndal ci waxtaan bi di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp si biir Sénégal ak ci bitim réew di bàyyi xel bu baax ñi tëdd ci lalu hôpital yi jamono yi ak seen jegeñaale. jërëjëf ñu ñëw ci li nga xamante ne maa ngi ko doon wax sànq monsieur le gouverneur ba tey ci suba ministère de la santé bi muy def le point ci nombre cas yi nga xam ne am nañ ko amaat nañu ñaari cas communautaire ma bëgg la laaj teg ndax li nga xamante ne teg nañ ko ci ay mesures ngir fexe feebar bi bañ a law cas communautaire yi bañ a bëri ndax loolu nekk na lu efficace. waaw maa ngi lay gërëm ci sa question bu am solo bi effectivement am nañ yaakaar ni mesures yi ñu jël mesures yu efficace la. waaye nag lu mu efficace bu ko askan bi jàppalewul efficacité bi xëy na dina mën a sooxe. ndax benn bi ci gën a mag ñëpp xam ko mooy interdiction de rassemblement. defe naa ministre de l'intérieur génne woon na këyit benn arrêté buy dakkal rassemblement yi yëpp. alors parce que feebar bi bokk na ci li koy yaatul rassemblement yooyu. kon nag jàpp nañ ni lépp lu nga xam ne day dakkal rassemblement dina bokk ci luy xeex feebar bi mu doon nag mesure bu ñuy topp ci début bi seetlu nañ ni sénégalais yi ñu ci bëre ñi ngi doon topp mesure bi waaye fan yi ñu weesu dañu gis ni xëy na ñi ngi dellu siwaat ci habitude yu njëkk ya ñuy gis rassemblement ci marché yi ñu koy gis ci lieu de détente yi di ko gisaat également ci plage moo tax fan yi weesu ñu jëlaat yeneen disposition pour gën a tas rassemblement yooyu du nekk sax tas ci doole waaye tas ci kàddu ci wax d'abord ci gën a insister ci sensibilisation tas ko également ci suñu présence à travers les forces de police et de gendarmerie ci lieu yooyu. est-ce que lim yi ñu soxla ci doomu aadama ngir suivre liggéey boobu ndax mateen gis nga li ko jafeel nag du ma ni matul du ma nit mët na waaye dinaa ni xëy na dina metti pour mu mat sëkk li tax mooy dafa boole couvre-feu boole état d'urgence donc couvre-feu bu ñu ko déggee ci guddi gi la. de 20h à 6h du matin. ca xëy na ci guddi googa élément yi nga xam ni mooy police gendarmerie ak armée dañuy liggéey ci guddi gi alors bu ñu liggéeyee ci guddi gi donc logique mooy bu ñu xëyee ñu noppalu waaye gis nañ nit bu ñu xëyee xëy na su fekkee ni ñëpp mënuñoo noppal tuuti dinañ noppal mais ñeneen ñi xëy na dinañ demaat aussi assurer sécurité ci lieu de rassemblement yi nga xam ne am na moo tax xëy na force bu ñu mën a indi ci tàng-tàng bi duñu ko am waaye terewul vraiment ñu def suñu ay pexe ba police ak gendarmerie fu ñu taxawee fu ñu nar a manqué élément ñu bëgg armée ñëw jàppale leen ci dissuader nit ñi ñuy def rassemblement yooyu. gouverneur dispositif moom ngeen teg boobu ba tey kilifa yi évaluation bu njëkk bi lan la joxe bu fekkee ne évaluer nañ ko évaluation bi lan la joxe ak perspective bi lan la. ci en tout cas ci moyen terme. waaw évaluation effectivement sax boo gisee fan yi passé ñu jëlaat yeneen disposition yu bees dafa fekk dañu évaluer gis ni effectivement bi ñu waxee état d'urgence wax couvre-feu
bis yu njëkk yi vraiment ak présence assidue des forces de défense et de sécurité mais ak communication bi mu àndaloon rajo yi télé yi. ak lii fii tamit. loolu man yëguma ko gis nañ ni effectivement amoon na respect mais xam nga sénégalais nit ki de manière générale dafa gaaw a naagu. gaaw a dal xel waaw ñu gis ni effectivement relâchement mi commencé am. ñu gis ni également marché yi nga xam ni ñi ngi ko doon commencé di réglementer. boo tëjee marché bi wala nga indi ay mesures de restriction ci benn marché ñamu dal seen kaw dañuy fob seen i bagages daw ci beneen marché. donc gën a yóbbu problème bi feneen. alors loolu lépp évaluer nañ ko nag ñu xam ni effectivement mesures yi baax na taxawaay bi rafet na waaye il faut ñu dolli. moo tax pour dolli ñu ni léegi. benn mbir mi mooy wax ci affaire marché yi. marché yi gis nañ nit ñi dañ fay dem ba léegi di bëre du ñu def ñu bëri ci ñoom du ñu jël benn protection waxaale beeg yooyu yëpp bëri donc ñu ni préfet yi nga xam ñoo nekk ci gox yi ànd ci ak sous-préfet yi nañu gën a liggéey ak maire yi. ak acteuru marché ba marché bu ci nekk ñu wutal ko déjà heure ubbeeku heure tëj yu yem. deuxième chose mooy bu ñu réglementer ouverture ak fermeture ba pare. ñu xool li nga xam ni vraiment amul du ma ni amul njëriñ mais du lu vital du lu déterminant du lu capital moom la ñu tuddee le commerce non essentiel ñu xool nu ñu koy tëje bàyyi li nga xam ni nag vraiment nit ñi ala kulli xaal dañu koy soxla loolu continuer loolu gis nañ bu ñu ko defee xëy na dina gën a wàññi daje bi ci marché yi. deuxième chose mooy ñu dakkal li nga xam ni tey mooy jóge ci marché bi. daw ci beneen marché tëj nañu fii nga jóge fa jël say bagages dugg ci beneen marché am nañ cas bu mel noonu par exemple Thiaroye bi nga xam ni préfet bi jël na arrêté bi mu war a jël au niveau du rond-point de Kër Massar ba ñu defar foofu tëj ko ñi fa nekkoon dañoo daw wutali biir Thiaroye dugg Thiaroye gi bëgg fa créer beneen marché donc bu muy ne ay jafe-jafe donc loolu itam ala kulli xaal dañ koy dakkal am na ñeneen ñoo xam dañu daw wutali Rufisque donc préfet Rufisque également jël na matuwaay yi mu war a jël ba marché flottant yooyu ñu éradiquer ko donc il faut que nit ñi am esprit de sacrifice de patriotisme ñu xam ni lii peut-être quelques jours la nit ñi téye seen bopp quelques jours vraiment ñu lijjanti problème bi bu ko defee ñu dellu si waat en temps normal gouverneur marché yi ni mu mel ñu ngi koy gis te xam nañ ne dëppoowul ak li nga xamante ne mooy norme yi ñu digle moo xam yenn saay moo am incendie ñu ñaawlu ko yenn saay mu am dara lu fa xamante ne nii lu graaw la ñu wax ko loolu noonu it ndax du occasion bi day yoon ñu réglementé ko bañ a xaar rek feebar bi dal suñu ko buñ ci noppee delluwaat ci ancienne habitude. wala yàlla xam na ni wax nga dëgg parce que des fois da ngay gis marché yi li fay xew sax sa yaram dafay daw ci wàllu insécurité wala nga gis marché yu nga xam ni léeg-léeg du am ay bouches d'incendie wala nga gis ay installation électrique anarchique gis marché yi parfois aussi salubrité bi problème salubrité bi dafay xaw a doy waar donc si bien que lii ñu nekk nii je crois que occasion la pour ñu xoolaat jikko yi pour ñu defaraat pour buñ ci yàlla suturalee ba ñu génn ñu xam ni nag dafa am des bonnes pratiques ñu adopté bonne pratique yooyu ba ñu bañ a dellu si ci yi nga xam ni moom ngay décrier nii ca ñun ñëpp ñu teg suñu bët di ko décrier. léegi mesures yooyu ngeen di wax gouverneur kañ lay tàmbali c'est-à-dire mooy tëj bi marché bi tijji marché bi ak commerce yooyu nga ne njaay moom nga xamante ni mën naa ñàkk yooyu kañ lay tàmbali ak njaay moomu est-ce que amul tur yan lay doon waaw tàmbali na mën nañu wax ni tàmbali na parce que tey ji citeel naa la ñaari préfet yu nga xam ni déjà ñoom seen arrêté jot naa ko muy préfet bu nekk Pikine moom moo doon régler problème Kër Massar beeg kii dugg ba marché Thiaroye muy également préfet bu nga xam ne moo nekk Tëngéej moom it mu ànd ceeg maire yi lijjanti foofu boo ñëwee ci biir Dakar aussi dégg ngeen mesures yi nga xam ni maire yi jël nañ ko ànd ci ak seen sous-préfet di ubbi tey heure bi tëj heure bi li tax ñu jël loolu mooy dañu bëgg bu ñu ko tëjee yenn heure yi ñu am temps assainir ñu am temps désinfecter nettoyer balaa le lendemain balaa nit ñi ñëwaat am na biir Dakar Guédiawaye itam dégg ngeen parce que mesure yemul foofu am na une troisième mesure bu nga xam ni xëy na waxuma ko mooy que ñu yokk présence force yi au niveau des plages alors tey jii boo ngeen demee Guédiawaye par exemple parce que plage yu nekk corniche bi daanaka rek lañu problème boobu boo demee également vers BCEAO yooyu itam defe naa ni gendarmerie am na fa
donc amoon nañu quelques jafe-jafe au niveau de Guédiawaye mais gis ngeen jéego yi nga xam ni préfet def na ko foofu ba tey jii ci week-end bi def nañ fa opération yu doy waar pour vraiment fexe ba xale yi bàyyi plage yi waxuñu sax nit ñi bañ a bàyyi entraînement non mën nga entraîner mais nga bañ a def rassemblement parce que bu ngeen defee groupe di football loolu rassemblement la waaye nit kuy doxam def marcham loolu kenn terewu ko donc daal liggéey bii ngay wax nii tàmbali na ca bu ngeen defee seen enquête ngeen dem ci marché yi di ngeen gis ni am na marché yu nga xam ni telle heure lay ubbeeku te telle heure ca duñ ci am benn faiblesse par rapport à l'application leneen li mooy li am solo mooy soo gisee ñun ñu jël mesures yi c'est surtout pour dooleel maire yi surtout parce que xëy na maire mën na jël décision du am accompagnement force de sécurité yi. pouvoir police. waaw mais bu ko jëlee léegi ak ñun doole ji ñu jox sous-préfet yi préfet yi pour ñu jàppale maire yi tey jii bu maire bi jëlee décision yu mel noonu war na mën a dem ci sous-préfet mu accompagner ko ba force de sécurité yi vraiment fexe ba décision yooyu mu jël ñu appliquer ko nu mu gën a rafet. fu mel ni marché Gueule Tapée gis nañ maire Ousmane Ndoye génne moom it dogal wax ne dañ koy tëj ndax foofu dafa amoon sax ay travaux loolu ndax du participer ci li nga doon wax sànq maanaam jóge ci benn bërëb daw ci beneen marché ndax jaaykat yooyu bu fekkee tëj nañu bërëb ba daan ne leen jusqu'à nouvel ordre certainement dinañu wuti feneen foo xam ne dinañ fa jaay ndax ñoo ñit jël nañu matuwaay pour loolu bañ a am. waaw xam nga décision balaa nga koy jël effectivement da nga koy analyser nga xool ses effets yooyu itam nga liggéey ci. alors du ñu jël rek des décisions de manière aveugle comme ça jël nii du ñu it jël ay décisions pour buntu xatal kenn. wala pour tere kenn daan dooleem mais dañuy jël ay décisions pour defar bu fekkee ni yow yaa ngi woon ci tel marché ñu ne marché boobu kat pour raison yi dañu koy tëj le temps que ñu defaraat ubbiwaat ngeen dellu ci liggéey. Mais à côté effectivement xëy na du ñàkk marché yu nga xam ni bu ñu tëjee bi dinañ ubbi bi wala ñu alterner alors boo fekkee ni nag xaar bi nga war a xaar. ba ñu ubbiwaat sa marché nga delluwaat sa liggéey bu fekkee ni commerce non essentiel la lu nga xam ni tey jii vraiment jamono ji fi mu toll nit ñi duñu reyante pour dem jëndi loolu. je crois que bu ñu la nee tëjal loolu xaar tuuti war ngaa mën a tëj même bu dee ni 15 jours la. le temps que vraiment situation bi tane nga dellu si waat. bu ñu ñëwee ci transport en commun yi. foofu it bokk na ci li nga xam ne nemmeeku nañ ko mu ni am na changement. surtout par rapport ak bis transport en commun yi mais am na si ñoo xamante ne ci car rapide yi wala yeneen dinañu yokk paas bi. ndax bu lim bi wàññeekoo danañ fexe naka la ñuy def ba teg ko ci kaw clients yi foofu it ban contrôle la ñu war a mën a def ba duñu lor ñi nga xamante ne ñooy askan wi. waaw heureusement sax que posé nga ma question ci wàllu transport yi parce que beneen point bu nga xam ni gën nañ ci waxtaan suñu waxtaanu biir mbiru transport yi la mooy déjà benn mesure yi nga xam ni ministre bi yor wàllu transport jël na ko ñu respecté ko mooy benn boobu. respecté boobu bu fekkee ni amul contrôle amul présence force yi ala kulli xaal duñ ko respecté. Deuxième chose bi mooy bu fekkee dem nañu ba ñu respecté loolu it ñu bañ a fexe ba mu indi benn contre-coup ci wàllu consommateur bi alors yooyu mesures yu ñu ci jël mooy déjà yokk contrôle force de sécurité yi mais également def ay opération yi nga xam ni du yàgg trop da ngeen ko gis li ñuy wàcc soo ko waxee léegi xëy na day kii mais du yàgg lool ci biir semaine bi da ngeen gis ay taxaw yu nga xam ni taxaw nañ ko ba lépp lu nga xam ni luy indi jafe-jafe ci wàllu transport bi la wala luy indi safaan bu nga xam ni moom la ñu mbëbët ci wàllu transport bi la dinañ ko dindi donc effectivement dinañ yokk contrôle bi dinañu yokk waxtaan bi waaye dinañu poser ay actes yu nga xam ni xëy na fii ak quelques jours ngeen ko gis incha allah. gouverneur yow moom fi mu ne nii sa dëkk bi moom mooy épicentre bi moom moo ëpp soxla fi mu ne nii ci wàllu feebar bi ñu gis ne effectivement décision yooyu ñu jël ci transport bi mooy nit mënatul jóge Thiès ñëw Dakar wala jóge Saint-Louis ñëw Dakar mais ci biir Dakar tey jii point yi ñu fi wax yépp ne am na problème muy Dakar ouest Dakar sud Dakar noonu ñu ko cartographier noonu. la est-ce que mën nañu egg ci envisager nag nit jóge fenn
fu amul problème bi dem ci foo xamante ni am na problème bi ndax loolu day continuer di yomb noonu wala ndax yéen a ngi xalaat ne war nañu mën a egg nag ci ñu néewal dem beeg dikk bi ci zone yi nga xamante ni c'est des zones à problème fi mu ne. waaw mën naa la wax ni effectivement ñi ngi ay xalaat parce que situation bu amee nga doon responsable ce rôle mooy nga xalaat pour trouver solution. alors situation bi mën naa la assurer ni. lépp lu mu laaj comme mesure rek dinañ ko jël. pour l'instant sur dem beeg dikk bi mi ngi am ci biir Dakar. évidemment parce que amagul benn mesure buy tere loolu. mais souhaité wuñ ko ñaanuñu ko bëgguñu ko. bu ñu demee ba nga xam ni situation bi jar nañu indi restriction yu mel noonu bu soobee yàlla ñi war a jël décision dinañ ko jël incha allah. am na leneen loo xamante ni aussi man daf may interpeller ndax keroog dafa am ku ma woo di ñaxtu. mu ne ndax ca buntu benn marché bu ma yegg ñu ne ko wutal masque. mu ne masque yi daa cher ndax nee nañ ko foog nga wut masque ak yooyu. c'est-à-dire que au-delà de tijji heure bi tëj heure bi lu mel ni marché yi. est-ce que tamit mënul am benn police boo xamante ni. xaw ma collectivité locale yi lay nekk xaw ma force de défense et de sécurité yi nga xamante ni même bu fekkee ni da ngay ñëw di dugg ñu fexe ba nga sàmmonteeg mesure yu élémentaires yi maanaam takk masque bi ak yenn jumtukaay yi raxasu beeg yooyu waaw. mais loolu am na man de démb ci jour férié bi génn naa. am fu ma dugg ci mais xëy na dinañ ma ne foofu peut-être ay centres commerciaux wala nangam mais effectivement li ngay wax nii am na fa boo ñëwee dinañu la jox nga raxasu nga jël gel bi nga def sa loxo ensuite nga takk sa masque balaa ngay dugg am na ñu ko commencé appliquer doon na nag pratique bu nga xam ni xëy na bu ñu ko généraliser du baax lay doon. Mais li ma xam li ñu war a wax je crois que mooy il faut que ñu delluwaat ci kër ga ñu delluwaat ci quartier yi leader d'opinion yi wax nit ñi nga xam ni seen baat am na fu mu egg ñu wax ak askan bi parce que lépp loo jël comme mesure bu fekkee ni askan bi jëfewu ko application bi léeg-léeg dina sooxe port du masque effectivement lu am solo la par rapport ak xeex bi ñuy xeex tolluwuñu nag fu ñu waxee ni xëy na c'est obligatoire mais en tout cas c'est conseillé surtout boo demee ci milieu yi nga xam ne ay lieux publics la maintenant artisans yi effectivement ñi leen di sensibiliser ñi ngi koy commencer defar bu fekkee ni masque yi nga xam ni xëy na mooy yi ñuy jëlee feneen xëy na cher na peut-être que masque yi nga xam ne ñi ngi koy suñu tailleur yi ñi ngi koy defar yooyu mën na doon benn palliatif donc yooyu yëpp waxtaan la mais daal man je trouve que ni mbir mi xeex communautaire la du xeexu état du xeexu ministère de la santé wala ministère de l'intérieur wala force de l'ordre yi mais xeexu communauté bi yëpp la donc il faut que communauté yëpp xam ni mbir mi seen mbir la ñëpp jug taxaw vraiment ñu jël adopter de bonnes pratiques bu ko defee lii gaaw a génn suñu réew incha allah. renforcement ak contrôle force de l'ordre yi wax ko sànq Pape daf ko effleurer rek nga ne yëguma ko si lii fii mais damay insister encore si sañ-sañ bi nga xamante ne am nañ ko maanaam teg nañu dogal. lan la leen yoon may pour que ñoom ñu fexe mën a def ba nit yi respecter li nga xamante ne nii mooy li ñu digle ndax dafa yoon may na leen ñuy dóor ndax yoon may na leen ñu yóbbu nit ki commissariat ndax yoon may na leen au moins mu leer ci nopp nit yi nga xamante ne ñoom ñooy waaw je crois que li ngay wax ni mooy xëy na li amoon ci premier jour bi ci defe naa gis ngeen communiqué bi police def bi loolu amee mooy vraiment que sant ñu kenn muy dóore wala muy def violence ci askan bi donc loolu moom vraiment mën naa ko wax fii mu leer naññi alors li nga xam ni daal mooy li am mooy ku violer couvre-feu bi am na lu yoon teg sa kaw ca loolu yoon teg sa kaw procureur ak juge yi ñoom ñoo ko mën a évidemment ñoom ñoo ko mën a valider donc li ñuy wax mooy ku ñu jàpp nga teggi yoon dañu lay jàpp jox la yoon def li nga xam ni moom la ñu war a teg sa kaw donc loolu mooy li am mais vraiment du ay dóore wala ay def violence wala kii ca vraiment loolu daal mooy li am waaw couvre-feu bi gis nañ ci it am na mbir boo xam ne fan yi ci lañ génn nit organiser soirée ay nit daje fa ba nit ñàkk ci bakkanam te pourtant heure couvre-feu la ndax foofu it amul ay faay mu ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy autorisation yi ñuy joxe pour nit yi mën a circuler gannaaw ñi nga xamante ne moom lañ koy jox
muy kilifa yi nga xamante ne cité woon nañ leen. ndax dafa am ñeneen ñoo xam ne ci suuf. ni ko nit ñi di waxee. dañuy neexalaate. jot ci autorisation yi bu mun a dox nu mu leen neexee. alors bof loolu de man dëgg-dëgg yaakaaruma ko gëwuma ko it ndax man sama wàllu bopp bokk naa ci ñi nga xam ni yoon sant na ma joxe autorisation de circuler sant na ko préfet ministre de l'intérieur daf koy def également d'ailleurs moom sax moo ñu may pour ñu koy mën a joxe mais autorisation de circuler spéciale de circuler duñ ko jox n'importe qui. ñi ñu koy jox mooy ñi nga xam ni xëy na liggéey bi ñuy def am na solo bu nga xam ni am njëriñ ci askan bi nga xam ni bu ñu ko deful dina indi ay jafe-jafe ci doxinu askan bi ñooñu ñoo ko yelloo. am na déjà ñu nga xam ni yoon moo leen cité. ñoom vraiment couvre-feu ou pas ñoom dañu mën a circuler mooy ñi nga wax léegi. lu mel ni gouvernement bi lu mel ni. gouverneurs yi lu mel ni personnel de santé avocat magistrat et cetera loolu moom yoon moo ko tegal mais en dehors de ñooñu am na catégorie socio-professionnelle yi nga xam ni war nañ ko mën a laaj jox leen ko. par exemple tey jii pour ñu mën a seetaan télé bi. il faut ngeen am courant. il faut ngeen am communication internet il faut et cetera mais loola bu amee jafe-jafe ci wàllu couvre-feu beneen problème lay indi. moo tax xëy na tey jii agent Senelec mën na ñëw ni man kat directeur ba ñëw ni man kat sama agent bi ala kulli xaal il faut mu doxal mission bi. bu ko defee kooku war na ko mën a am. moom dama cité rek mën naa cité kuy def ndox et cetera et cetera maintenant bu loolu weesoo amul ku nga xam ni da nga war a ñëw rek parce que da ngaa bëgg a taxawal wala tambaambalu ñu lay jox autorisation donc loolu man gëwuma ko yaakaaruma ko gisuma ko. ca it problème bii ngay wax gëwuma ni ñooñu ngay wax noonu amoon nañu autorisation bu nga xam ni ñun ñoo leen ko defaral. léegi gouverneur da nga wax léegi ne xeex bi du mën a egg mukk fi ngeen bëgg mu egg lu dul dafa am benn appropriation boo xamante ni askan bi moom moo koy porté. mooy ci quartier yi ci communes yeeg yëpp. est-ce que kuréel gi nga xamante ni te yow yaa ngi koy jiite di ko piloté. est-ce que démarche bi inclusive woon na ba ñu boole ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk. ci contact gu population yi di mën a jëflanteeg ñoom. waaw gis nga boo xoolee ni administration organisée woo. dafa am benn structure boo xam ne au niveau régional la gouverneur di ko jiite am ñu nga xam ne nag ñoo nekk à la base yenn yi sous-préfet yi ñoo koy jiite yeneen yi préfet yi ñoo koy jiite tey jii am na comité régional am comité départemental ak comité local comité boo ca dem. ña nga xam ni ñoo ca war a taxaw bokk ca ña nga ca te bu ci ëpp solo nag mooy ñi nga xam ni nag ñooy liggéey mooy nekk à la base. xëy na ñun dañu nekk à un niveau peut-être stratégique. di wax di santaane mais ñiy appliqué ñëpp ñooy ñi nga xam ñoo nekk à la base. tey jii nga jël sous-préfet mu ànd ak ay maire-am ak ñi nga xam ni ay acteurs communautaires la. ñooñu ñi ngi taxaw vraiment lépp lu nga xam ni jël nañ ko comme décision eggale leen ko ñoom ñu doxal ko donc yaatal nañ ko effectivement et décision yu bëri dañ koy jël de manière collégiale donc ci waxtaan lay jóge bu ko defee ñu wàcce ko ñi nga xam ne ñoo ko war a liggéey ko. mairie yooyu noonu tey dina laaj accompagnement ndax ku ci nekk ak la nga xam ni moom nga attan ci jëfin gi ak fexe ñoom it ñu bëyal dogal gi ci sur le terrain ndax y a un accompagnement spécifique boo xam ne dañ ko war a def pour jàppale leen wala amul. les maires non maires yi gis nga seen bopp keroog maa ngi fekk benn réunion bu nga xam ne amoon na ay maires yu fa nekkoon ma ni leen lii nga xam ni tey moo taxaw dal nañu la woo wala nañu nangam parce que nag ku nekk jàpp ni yow yaa ko moom gis nga tey jii maire boo ci jël ca commune am mbir mi daf ko jël def ko mbiru boppam amul benn maire bu taxaw sax di xaar état wala muy taxaw di et cetera donc bu ngeen defee seen enquête ngeen wër communes yi nga xam ne ñu ngi biir Dakar par exemple foofa dem maire ba taxaw na ànd ay acteurs di liggéey bu nga xam ni jëmale na ko ci sellal askan bi ci jàppale askan bi mais surtout fexe ba décision yi nga xam ni état mi ngi koy jël mu ànd ñu xool nu ñu koy mettre en œuvre donc communes yooyu nga xam ni ay démembrement état lañu
ñoom ñëpp ànd nañu ak seeni sous-préfet vraiment ba lépp lu nga xam ni taxawaay bu ñu war a taxaw la ñu taxaw ko donc vraiment gëm naa ni maire yi ñu ngi jàpp bu baax a baax ànd ceeg état bi. produit yi ñuy faral di joxe yenn saa yi initiative personnelle yenn saa yi doo xam fu muy jóge ñu jël surtout gel hydroalcoolique yi di maye dinañ gis ci média yi ñoo xamante ne dañuy ñaawlu qualité gi wala sax ñu def ay saisies ci ñi nga xamante ne doon nañu jéem a joxe loo xamante ne ni baaxul ci askan bi contrôle boobu naka lay demee sur le terrain ba ñu fexe dalal xelu nit yi ci produit bi ñuy jënd ñu xam ni kat ñu ngi ko utiliser waaye dëppoo na ak li wér-gi-yaram. waaw mooy contrôle qualité bi loolu service bu commerce moom moo koy def bu fekkee ni fàttaliku ngeen ci début mbir mi bi mu xamee am na ay faussaires yu ñu jàppoon donc ci qualité produit bi ñuy jaay ba mettre un terme à cette situation donc depuis boobu dëgg déggaatuma wala gisaguma ku dénoncer produit bi nga xam ni produit de mauvaise qualité la mais li wóor ba wóor mooy. boo jëlee mu nekk maire nga ci nekk sa gox wala nit ku nga xam ni xëy na suñu borom may na la. barke bu nga xam ni mën nga jàppale sa askan. ñoom ñëpp seeni commande ñu ngi koy defee ci fournisseur officiel. parce que bu dee maire yi la bu nekkul fournisseur officiel ala kulli xaal kenn mënuñ koo fay. donc koo xam ni xam nañ ko mu am NINEA am registre de commerce am lépp li mu war a am mu am ko donc kooku ñu war a am vraiment njort bu rafet ci produit yi nga xam ni ngi koy indi. donc ñii nga xam ni xëy na ñoom ñoo am problème ca début ba mooy benn yi nga xam ni dañuy jënd ci ñi nga xam ni ñooy jaay ci mbedd mi wala et cetera mais lépp lu nga xam ni daal action la bu jëm ci askan bi mu nekk ay kii vraiment fournisseur officiel ñoom ñoo koy joxe. oui pas en fait dafa tudd léegi service bu am solo mooy question bi nga ko laaj par rapport ak contrôle qualité bi mais dafa am yeneen ñaari service yoo xam dañoo am solo ci xeex bi te balaa lii doon ñëw ñu bëri dañ doon lam-laamee seen doole ak seen présence muy protection civile ak ñi nga xamante ni moom mooy service national d'hygiène ñooñu tey ji seen taxawaay ci liggéey bi pour xeex bi fan lañ ci toll ñoom. waaw way gis nga nag liggéey bi nga xam ne service mi ngi koy liggéey bu am solo la parce que ñun ñëpp jarul ñu mënuñu ko làq parce que loolu mooy li am déjà bu ñu amee benn cas bu nga xam ni c'est un cas positif ba ñu yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu mais ala kulli xaal fa nga xam ni nekkoon na fa il faut que désinfecté ko boo demee ci marché yi également dañuy désinfecté boo demee ci lieu public yi dañuy désinfecté liggéey boobu yëpp service d'hygiène moo koy def tey jii mën naa ko wax également je crois que du benn secret bu mooy trahir par exemple bu fekkee ni am na benn cas positif ala kulli xaal day am ay des cas contacts actuellement ñi ngi leen di loger ci ay réceptifs hôteliers fii ci Dakar mais cas contact yooyu également fa ñu nekk bu ñu génnee service d'hygiène moom mooy ñëw désinfecté donc vraiment service d'hygiène liggéey bi muy liggéey bu am solo donc ñoom ba mbir mi tàmbalee ba léegi vraiment noppaluwuñu te it état bi def na ay moyens yu nga xam ni teg na ko ci ñoom seen loxo pour ñu mën a liggéey boobu. moyens humains comme matériel yëpp. ndaxte doon nañ jooy personnel doon nañ jaay tamit wàllu matériel. waaw service d'hygiène ñëpp waaw loolu dégg nañ ko ni xëy na seen ressources humaines xëy na dafa des ci wàllu effectif xëy na eggul ñoom fa ñu ko bëggee. wala eggagul bokk fa nga xam ni état bi loolu la bëgg mais terewul ñi nga xam ni ñoo fi nekk ñi ngi def liggéey bi ni mu war a liggéey ni mu ko war a defee problème matériel également bi mbir mi amee ñu gis ni xëy na war nañu am ay véhicules ak yooyu ñun dañu réquisitionné oto jox service d'hygiène pour mu mën a liggéey parce que soo yorul oto doo mën a liggéey donc dañu dolli seen doole par exemple tey jii ñëpp xam nañu éducation liggéeyuñu donc ñi ngi toog seen kër donc oto yi nga xam ni inspecteurs yooyu ñoo ko yoroon yooyu dañ ko réquisitionné jox ko par exemple santé service d'hygiène pour ñoom ñu mën ci liggéey donc pour yokk seen capacité d'intervention. alors tey li ñuy am ci taux de guérison mi ngi dalal xel waaye comme ñu ngi continuer di am ni ma ko waxee woon ci début bi cas communautaire dañuy yaakaar ni yeneen cas dinañ ko am bu ñu demoon tey ci confinement total ndax jàpp nga ni jumtukaay yi ak li nga xamante ne mooy ressource humaine beeg lépp Sénégal mate na ko pour mën a gérer loolu comme il le faut. waaw gis nga dañu am suñu ay njiit muy njiitu réew mi muy gouvernement bi donc ministres yi ba ñu egsi ci ñun ba jëm ñi nga xam ni ñoo topp ci ñun mais ñi nga xam ñoo ñuy diriger muy njiit yu nekk ci kaw lépp lu nga xam ni scénario la
ñoom ñu ngi ciy xalaat mën naa ne sax xalaat nañ ci ca allah kulli xaal lépp lu nga xam ni tey jii war nañ ci taxaw du ñu am jafe-jafe pour appliquer ko. loolu mën nañ ko wax. Aram benn question rek par rapport ak ndimbal liy dem ci région yi ndax gis nañ jamono yi coowal transport moo lëmbi dëkk bi mais dañu gis ne sa région ñoom dañoo soxlawul ci ndimbal loolu wala ñoom duñu am seen wàll. en quelques secondes. non dina ñëw. ñoom la ñuy mujjee jox. xaw ma ba xam ni ñu ko planifié mais li ma mën a wax mooy. jot nañu liste yi nga xam ni suñu région ñoo ko moom. notifié nañu également quantité yi. donc tey jii xam nañu suñu tonnage. ci ceeb bi. ci ski bi loolu yëpp xam nañu ko. donc ñi ngi ciblé nit ñi ala kulli xaal fii ak une semaine 2 semaines di ngeen dégg tàmbali nañu. merci beaucoup Alhassane Sall di gouverneur bu Dakar ñu dem seetaani xibaar yi buñ ci noppee ci ñaareelu pàcc bi ñu dalal suñu ñaareelu gan.